voilà mbokki internautes yi xibaar 24 TV dellu si waat seen benn plateau xibaar entretien tey dalal Mamadou Diène Gueye général mi ñu jàkkaarloo nii di responsable politique APR conseil municipal bokk également ci commission jeunesse Mamadou ñu lay nuyu. Babacar maa ngi lay fay. voilà actualité la ñu tàmbalee juste mooy ñëw ministre de la jeunesse ñeel wàllu vacances citoyennes am na activité yu bari doxal nañ ko ci jàmm amul benn incident nee na la jeunesse du département de Mbacké. C'est une jeunesse exemplaire nee na ambitieuse mais également une jeunesse consciente tey bañ jàngat nga am ci déroulement yi. waaw li may njëkkee mooy ministre de la jeunesse ñu ngi koy remercier ci ñëw bi mu ñëw dans le département de Mbacké suñu camarade de parti la nekk aussi suñu jigéen ñu xam njàmbaaram depuis temps wu COJER ñuy daje université républicaine ba léegi mais Babacar man damay dem lu gën a sori loolu. Président Macky Sall maa ngi doon lijjanti pour gis ko pour wax ko suma xalaat ci nomination yi ak ni muy demee ndax dama seetlu ne ministre de la jeunesse ministre des sports ministre emploi yëpp dañu jël kenn ku nekk bi ñu jox Matar Ba sport jël Dame Diop jox emploi jël Néné Fatoumata Tall jox jeunesse te jeunesse yitteem dëgg sport la ak emploi ministre de la jeunesse bi fi ñëw man dama gis maa ngi ci doon waxtaan ak suma xarit yi man dama gis ne vacances citoyennes yi amul njariñ ndax boo xoolee ba xool carburant bi ñuy lakk tournée yi ak yëpp ministre bi mënul jël benn engagement presque parce que département am li jeunesse bi soxla dëgg nekkul ci département ministère boobu qu'on se dise la vérité ndax jeunesse fu mu mën a dem dañ ko wax waxu stade wala ñu wax ko waxu nawetaan wala ñu wax ko waxu ñu dimbale leen ci wàllu bëree wala leneen ndax jeunes yi ñooy def loolu te yorul loolu fu mu dem danañ ko wax waxu emploi wala leneen te yorul loolu ma jàpp ne ministère boobu président Macky Sall war na ko xoolaat parce que ministre de la jeunesse kese démb gis na bi mu ñëwee Mbacké booy wax nañ seen i doléance wax ba ne mais daanaka bi muy def ay remerciement la fa nekkee woon mais amul benn engagement bu mu mën a jël am na benn booy bi ma posé question ne ma lan moo tax ministre bi daanaka jëlul ay engagement ci ñoom ma ne ko mënu ko parce que yéen affaire stade ngeen fa doon wax affaire emploi fu ñuy liggéey yorul loolu kon nag maa ngi wax ne président Macky Sall man suma xalaat la ndax man président Macky Sall laay jàppale te man moom laa gëm depuis 2008 ba léegi moom laa gëm mais ministre bi nañ ko xoolaat. parce que tournée bi man gisuma njariñam. maanaam yow esprit vacances citoyennes moo la jaaxal pourtant de dañu wax ni vacances citoyennes c'est-à-dire jéem a defar jikko yi nit ñi gën a maanaam lamboo si charte réew mi xale yi mën a inspiré wu si loolu su ko defee lépp lu ñu dugg dañ siy am développement loolu mooy esprit de vacances citoyennes n'est-ce pas. mais xam nga vacances citoyennes loolu esprit defar jikko yi yëpp xam nga lan moo ko mën a indi si réew xam nga lan moo gën a gaaw si loolu si voie boobu xam nga lan moo ci gën a gaaw mooy nga fexe ba xale yi ñoom seen jëmmi bopp seen i bëgg-bëgg nga def ci li nga mën tax Mbacké bi ñu fi ñëw Mbacké boobu ba léegi ñu ngi jooyee stade ministre bi waxu ci dara ndax presque mënu ci lu bëri liggéey wutal xale mu liggéey moo gën a gaaw ci defar jikko xale parce que même boo ñëwee wax parce que ñoom du si tournée ministre boobu noonu moom la ñuy yaree nit koo xam ne si ne dem na ba am ñaar fukki at ba am fanweeri at loolu wax bu ñu wax la nii rek mais nit koo fekk mu nekk ponkal am ñaar fukki at wala fanweeri at nga ne da ngay tourner benn temps bu gàtt nga ne da ngay defar jikkoom loolu wax la. mais loolu si acte la. par exemple ay reboisement am na également ay réflexion. non dafa ndànk. ay loolu yëpp si vacances citoyennes mën na bañ a am te mu am man li ma gëm laa lay wax nee naa la vacances citoyennes yu bëri fekk na ma fii depuis Mamadou Lamine Keita ba léegi mais engagement yoo xam ne si ne gars yi jël nañ ko dem tourner carburant bi ñu si la man dama ne woon ministère bi bu fekkee mënal na dara jeunesse bi ñu ko dénk man li ma xalaat mooy na toog. xam na ñaata commune ñoo am si Sénégal commune bu nekk am na lu ñuy wax président conseil communal de la jeunesse ñu def délégation mu recevoir leen mu wax ak ñoom ñu yóbbu seen i doléance mu xool li mu ci man su toogee nag ba 3 ans bu toogee wax ak ñoom kenn ku si nekk mu wax ak yow toog nag wax ak yow la mu man si li ngeen ko doléance yi ngeen indi mu def ko toog ba 3 ans 4 ans mu dem xool ba xam la mu defoon fan la toll mais boo tourné ren bu déwénee nga tourné Bab Kourgui Ndang jaar na fi am na engagement yu mu jëloon fii le président conseil communal de la jeunesse bu Mbacké mi ngi may dégg bu Touba mi ngi may dégg sont des frères amul lenn luñ ci def Mame Mbaye Niang jaar na fi moom indi na fi 100 millions pour la jeunesse
kooku man mën naa ko seede mën naa ko témoigner. est-ce que loolu nekk na lu effectif. mais lu mën teg loxo. mais waaw loolu mën naa ko seede parce que man du ma wax lu ma gëmul. 100 millions yi fu mu dugg non ANPEJ moo ko financé loolu lu ma leer la mais beneen ministre de la jeunesse bu mu mën a doon tey jii bi nga fi jaaree daaw ba ren wala daaw jéeg ba ren nañ ma wax jaar boobu ban impact la def après ak lan la def c'est-à-dire dama wax du ñu war a changer système bi ñuy doxee man loolu laa gëm. mais dama gëm ne carburant bi ñuy lakk añ yi leen di toggal sax délégation yi añ yi leen di toggal sax añ yi rek boo ko dajale woon ñaari yoon rek man cee financer lu mat fukki jeune amul njëriñ c'est-à-dire dafa am foo xam ne fi mu toll moom la jeunes yi gën a soxla. est-ce que ministre de la jeunesse vocation financement la. loolu laa lay wax nii yow da nga dafa mel ni dañu déggantewul dama ne la ministre de la jeunesse bi ministre de la jeunesse vacance tey jii nee naa la fu mu mën a dem si Sénégal sport la ko jeunesse bi di wax wàllu sport wàllu emploi loolu mooy jeunes yëpp loolu rek la ñu soxla te yorul département yooyu laa la wax kon léegi tournée bi man dama ne engagement ban lay mën a jël man loolu question bu may posé la man loolu laa posé comme question. nag nekkalu ma ko fi mais il a été très clair moom nen na il a été moom dafa clair woon ci li muy wax parce que nee na ñëwul pour jël ay doléances te ñëwul également tamit pour indi ay saafara yoo xamante ni mënu ko bañ nekk ba dafa ànd ak ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat Dame Diop kon Macky Sall président Macky Sall mi leen boole. xam nga am na lu mu xamoon xam nga li may wax président laa koy wax man dama bëgg ministère boobu emploi jeunesse sport ñu boole ko muy benn parce que mënoo nekk jeune di fëgg ci taabalu Dame Diop pour mu recevoir la nga wax ko sa doléance ci wàllu emploi jëlaat beneen affaire di fëgg ci taabalu Matar Ba pour mu recevoir la nga koy wax affaire sport. mais loolu day diis moom général. waaw mais dafa nànk nag loolu dama. loolu paradigme bi moo ko laajatul. mais jamono ji ma tollul foofu. non dafa nànk dama lay wax loolu ministère de la jeunesse mën na ko gérer loolu du problème ministre de la jeunesse yeneen département yi koy nga may wax ay finance ak yu ko gënee mais jeune affaire am emploi sport mooy jeunesse loolu benn ministère mën na ko yor man loolu laa gëm te mooy gën a yomb ci jeunes yi mooy gën a yomb régler. voilà pour être clair est-ce que nekkul ni général dafa bokkul si mbir mi xëy na da nga si impliqué wul ni ngay waxee ni nga bëgg see xëpp kaani wala. non bul wax loolu man je n'ai plus jeune man nekkatuma jeune yaa ngi dégg bu dee jeune da ngay tombe na les 18 ans ñëw ba 35 ans man romb naa jeune mais parti bi nag ci laa bokk am naa droit wax sama xalaat jeunes yi nekk fii ñëpp laa amal ay relation yu rafet samay xarit lañ tey seen taxawaay tamit dama ko rafetlu ndax engagement lañ am di jàppale président de la république mais man am naa ay xalaat. am naa droit wax ko président Macky Sall depuis 2008 ba léegi maa ngi koy jàppale am ci engagement boo xam ne sama département ak au niveau national ñëpp a ko xam mais nag su ma xalaat am naa droit nag wax ko su ma gisoon président nii laa ko koy waxee sama xalaat la mën naa am sax du lu baax mën naa am sax. mën naa am sax du lu baax mais nag comme sama xalaat la te am naa occasion wax ko dama koy wax mais dama lay wax ne la man amatuma lu may xëccoo ci wàllu jeunesse parce que man nekkatuma jeune ci ay at. fii laa la koy wax jeunesse esprit la moom xam c'est-à-dire âge la mais esprit la également parce que tu communiques avec les jeunes yéen a bokk benn jotaay bokk gisin. waaw d'ailleurs sax commission jeunesse di nekk si commune bu Touba. commune boo xamante ni mën nañu wax ni 1 million et plus d'habitants mi ngi fi. tey nga bokk fa bu liy amee Mamadou Diène Gaye général dugal si loxoom mën nañu jàpp ni sa responsabilité mi ngi si biir. waaw xam nga man dama lay wax benn affaire sama responsabilité mi ngi ci lépp lu Macky Sall def ndax damaa bokkoon ci ñi nga xam ne dama ne woon kii dafa baax bu ngeen ko joxee mu defar. kon man damay assumer bilan président Macky Sall di assumer ànd gi ma ànd ak moom tey rusloowu ma nag vraiment ku xam président Macky Sall fi mu jëlee réew mi depuis 2012 indi ko ba fii xam ne rusloowutoon ñun ñi nga xam ne ñoo porté woon candidature am ñu koy ñaanal di ko remercier parce que ñun même bu ñu amul woon dara ci politique bi Macky Sall président Macky Sall sigil gi mu ñu sigil devant tous les Sénégalais def loo xam ne si ne ñun jàppoon nañ ne mu ñu koo def durant 7 ans te mu def ko loolu rek ndam la suñu ndax boo nee kii mooy sama mbër soo sañoon mu daan te daan gëm nañ ne daan na ndax am na lu bëri loo xam ne defal na ko Sénégal mais li am solo dama lay wax man dama xam lan mooy jeunesse ndax dama ci jaar bu dee xeexu politique dama ci jaar ci fu bëree bëri sama adduna yëpp bi may nekk ndaw lu ndaw di fooyee rek fooyee naa ko mais dama ne département ministère boobu président Macky Sall su ma xalaat la na ci xalaataat man su ma sañoon dañuy jël sport emploi jeunesse def ko muy benn département parce que xam nga lu tax. dina loolu amul fenn ci monde bi même démocratie ñun yi ñuy suivre ñoom defuñu. xam nga nag loolu mooy yàq xam nga lan loolu mooy seen problème yow da ngay jàpp ne da nga naan yow tey jii doo ma wax ne ma lii waa beneen site di def. site yooyu loolu ngay toppandoo gis nga man dama nee naa la lii suma xalaat la ndax man. nag lu baax foofu aussi. en 2000 maa ngi fàttaliku loolu am na. en 2000 dem jëli lu baax indi teg. bëgg yàlla na ko yàlla yërëm
en 2000 bi mu yoree département ministère moo yoroon ministère des sports et ministère de la jeunesse et des sports sport 2000 moo yóbbu équipe bi Nigéria avant Abdou Diouf di daanu loolu lu mën a nekk la dama ne la doon na baax trop démb nee na yoroon sport ñu joxoon ko statut Mbacké bi comprendre nga parce que doléance la boo xam ne population Mbacké jeunesse bi ñu ngi ko yàgg a jooy. occasion la ñu dugg foofu. parce que gis nañu jamono ji booy ñi ngi bind jeunesse bi ñi ngi bind ci réseaux sociaux yi di ñaawlu lenteuru travaux yi alors que ay promesse la woon loolu est-ce que du gàkkal leen seen bilan ci département bi. parce que stade yomb na am na ay gox yoo xamante ni ñoo gën a rëy Mbacké moo leen gën a rëy foofu ci doywaay yi ëpp leen tour mais teewul ñi ngi ak ay stade yu baax fii nag stade bii gis nga amul sax porte stade boo xamante ni dañ ko muré mu pare ñu ni xale yi ni kat li ñu bëgg mooy ñu finaliser ko ñu mën a football boobu ba léegi problème lan mooy jafe-jafe bi dëgg-dëgg ak Matar Ba moom it lu siy taxawaayam parce que moo joxe woon ay promesse joxe dale. xam nga loolu moom su suñ ginnaaw la ñu waroon fekk tey ji ñu nekk si stade Mbacké dafa fekkoon tey ñu ngi koy inauguré déglu naa tamit Matar Ba mu wax si làmmiñam ne stade Mbacké bi bokk na si fi mu toll nii lu ñu war a defar. dégg naa mu wax ko. priorité am kon nag maa ngi ko ciy gën a ñaax di ko wax ne mu defar ko parce que demande la te suñu jeunesse bi dañ ko soxla beneen bi si topp mooy que ne nag wolof day wax ne uude tamit aussi ni mu la gisee noonu la lay ëwalee man gëm naa ne tey combat bi waroon na nekk combat responsable politique département bu Mbacké waroon na nekk seen combat peut-être nag ñi ngi siy dox ñi ngi siy wax mais monsieur le maire Abdou Mbacké Ndaw war na ko def combat am suma frère suma xarit Gallo Ba war na ko def combat am parce que tamit Mbacké bu ñuy wax deuxième département bu ñuy wax Touba deuxième ville du Sénégal Mbacké mu boot Mbacké nekk dëkk boo xam ne si ne dëkk ba mu histoire la ci Sénégal kon tey jii waroon nañ dépasser di wax am stade bu baax. est-ce que su jàppoon ni. proximité am ak Touba. ak li ñu tere wàllu football Touba dañuy bañ xëy na état de bañ mu influencer la ville sainte moo tax ñu xaw ko traîner. jàppoo loolu non jàppuma loolu xam nga lu tax mooy Touba musuñu fee daganal football. te Mbacké ñu ngi fi doon football ba Mbacké amee ba léegi kon jàpp mu ne loolu la quoi dama jàpp ne rek am na benn manque de volonté bu ci am manque de volonté politique bu ci am loolu laa jàpp man. voilà pour revenir également dañuy daje foofu sax ci visitu ministre bi danoo constaté ni le ministre dafa satisfait parce que bi mu demee à Diourbel amoon na ay quelques remous mais ici à Mbacké li fi am mosu fee am nee na kat dafa gis une jeunesse très saine ñëw jàppale ko mu dugg mu génn mu dem Touba ziar yi Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma dalal ko si guddi gi mu def ay audience dellu ay jeunes yu bokk si yéen booloo remercier jóge fa sax ni nag dañuy teer les querelles doon benn te loolu dafa nekk loo xamante ni ministre bi moo ko waral tey noo jàngatee le cas des jeunes yi booloo nekk doon benn. xam nga Néné moom Néné jigéen bu am ouverture la ubbeeku na ku baax la tey jii tamit ñi mu fi fekk si xam nañ ne kii ñëw seen camarade de parti la xam nañ ne aussi tamit ki koy yabal mooy seen secrétaire national de parti yaa ngi comprendre du ñu def dara lu dul jox président Macky Sall ndam parce que ñoom waxtaan nañ ci seen biir avant Néné di ñëw te it liñ def rek lañ war a def parce que mbir boo ci bokkee da nga koy defar te doo ko yàq parce que lu ñu bokk dañ koo war a defar dara nag du mel mukk ci àdduna ni la neex 100% da nga ci am lu la neex am ci lu la naqari mais da ngay jël li la neex mu ñeekul la naqari maa ngi leen di féliciter ci seen booloo boobu ak ni ñu accueillir ministre bi ak tamit ni ñu def pour taxawal li ñu war a taxawal parce que ñun ñi tamit ñun seen i mag loolu lañ yàgg a def ñun ñi seen i mag loolu lañ yàgg a def loolu moo am léegi nag li am solo mooy nañu téye foofu pour mën ko jariñoo téye bloc boobu pour mën ko jariñoo parce que nag jot na fi mu toll nii pour ñu mën ko jariñoo politiquement wane ko tamit aussi ci ay élections yi nga xam ne si ne moo jëm si pour tax bu doon benn yoon la sax ñu wan président Macky Sall ndam fii ci Touba man loolu laa gëm te loolu jeunesse bi rek ñoo ko mën a def. voilà Mamadou Diène Gueye am nañu mbégte ñëw ak yow si première partie bu am solo si li nga indi si ñëw ministre bi donte sax nag àndoo si principe bi dina la ko nangul waaye dañuy dem. non si principe bu vacances citoyennes ni muy doxee ci laa àndul. waaw ànduma ci parce que dama gis ne. da nga boycotté il paraît da nga boycotté sax. non tu n'es pas venu là-bas gis ñu la non maa ngi fa woon. mais xam nga yaa ngi woon forum Diourbel maa ngi woon Mbacké sax. mais xam nga xar nag day weesu mbote samay rak
mënuñu nag ñëw xam nga man ñëdd baadoo la moo koy def man 2008 maa ngi ànd ak Moustapha Cissé Lo mu nekk chef d'état-major bi ma nekk général bi di xeex yaa ngi comprendre ba ñu agsi fii ñu agsi ma jël samay rakk màgg tey jii man du ma ñëw di xëccoog ñoom ay organisation loolu su ma ko defee man damay yàq. moo tax ñëw naa def li ma war a def et puis tamit joxe naa samay xalaat. mais cër bi nga am si commune bi également gis nañu ni sa maire teew na yow mi yor commission jeunesse da nga waroon teew également. déggoo li ma la wax nee naa la ñëw naa maa ngi fa woon. ok maa ngi fa ba ni mu jeexee. teew bi may wax mooy nga teew si esprit gunge leen accompagner leen jusqu'à ce que. non mbir jeex mais ni nga waxee nii général mel na ni en fait xaw nga am benn distance. non yow déggoo li ma wax man je suis un responsable politique de l'APR sama camarade de parti dina fi ñëw nekk ministre di ñëw fii man may def leneen. ñëw naa. mais dama la wax ne la samay rakk ñoo doon organiser nit nag da nga am foo xam ne boo fa tolloo am ku la defal da ngay dem mais joxe naa su may xalaat dañuy wax ak man ma leen di wax teg leen fii bu ñu xuloo ma woo ci ñi nga xam si ñoo xuloo ma arrangé leen. woo kii téléphone jubóole leen fexe ba ñu ànd nekk benn dynamique am naa lu ma ci liggéey. te am na ay boy yoo xam ne ñoom du ñu ko weddi ndax ñoom dañ may woo di ma laaj xalaat maa leen teg leen fii seen tànk ndax politique du noonu am na nag ay gis-gis yu uute waaye du noonu. dañuy ñëw si benn cause. boo yàgg di xeex cause boobu mooy les nominations ay postes pour mën a soqali département bi ngeen koy wax président de la République maintenant daf leen déglu jël na doomu Touba ku bokkoon ci yéen doon un membre actif Cheikh Abdoul Mbacké Gaïndé Fatma def ko ministre conseiller. Il y a aussi un DG au niveau du département au niveau régional il y a des DG il y a aussi un autre ministre monsieur Dame Diop loolu mën nañu jàpp ni c'est suffisant quand même. non Dame moom suñu frère la. vraiment loolu sant nañ ci président bu baax ndax xam nañ ay compétence am fi mu jaar yëpp di ko ñaanal mission bi mu réussir ko Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma man dama ko wax ne li mu am nii du sens am ñaan ay Serigne Touba sa maam ak yooyu loolu beneen affaire la mais méritam la parce que dafa summeeku nekk homme de terrain jàppale président Macky Sall te nëbbatuwu ci. defee ko ci commune bu difficile nag bu naqaree politique bari ay critique te muy nawleem ñëpp mu dund ci lu métti tey ba président Macky Sall jox ko ndam loolu ndomba gi loolu suñu ndam la ñun ñëpp te xam naa ne tamit dina ci liggéey xam naa ne tamit dina ci uuf njabootu président li ma xam ci moom rek laay wax. xam naa ne dina ci uuf njabootu président dina ci liggéey man nag waxtaan nañu booba nomination bi ñëwagul ndax booba man dama am lecture politique séntu woon naa ko la ma ko waxoon tamit. booba ñun ñaar ñoo doon wax mais mën naa ko wax fii am na ci loo xam ne mën naa ko wax fii toog nañ ma nag moom ñu reerandoo ma ne ko sëñ bi mu ne ma ne ko ñi fi jiitu woon di politique xam nga lan moo taxoon seen échec lan moo indi woon seen échec mu ne ma ne ko dañu dem xeex ba jot ci bagage yi jël seen bopp teg foo xam ne ñenn nit ñi àndoon ak ñoom sax mënatuñ leen yóotu ba jot leen ma ne ko politique boo koy def boo bëggee nekk kilifa gi. da ngay nungoo yërëm ñi nga xam ne amuñu capacité bi nga am nangu leen a boot nangu leen a gunge pour yóbbaale leen am na ñoo xam ne sax seen destin nekkul ci àgg mais nga jàpp ci seen loxo rek di leen diri ba fu ñu yem nga xam ne fii lañ yem loolu waxoon naa ko te jëlul na ci ay engagement te boobu dara xewagul te xam naa ne loolu dina ko continuer te loolu dong moo ko mën a taxaw réussir ci mission ndax moment bi ñu koy nommé fekk nañ Touba soxla ko mais ensuite tamit soxla nañ ku leen gunge ci politique. voilà pour revenir si réew mi jamono ji li nemmeeku. mooy que ni ñi ngi def la traque des activistes maanaam ñi nga xamante ni ñi ngi nekkal askan wi leen di waxal mais nag lan taamu mooy médias sociaux yi ku si mel ni Adama Gueye un journaliste international am background bu baax am jaar-jaar bu kenn dul na table donc doon xaar bu ñëw si réew mi ñu kat ci ri jël dugal si prison bi ku si mel ni Guy Marius Sagna bëkk démb lañ ko génnee nee nañ sax pression moo tax ñu génne ko ak ñeneen tito si réew mi dem ba naan président Sénégal sax dafa nekk si dictature maanaam lu njiit réew mi neex def jamono ji nee nañ mi ngi nag en vacances bàyyi ñi si prison bi loolu noo ko jàngatee. xam nga sénégalais yi dañuy fàtte président Macky Sall dawul rek foqarti réew mi téye ko si loxoom loolu amul dawul tamit génnee président Wade ci palais bi ñëw toog ne maay toog forcé loolu amul daf ko jaar ci yoon bu légitime nekk sénégalais élection jot mu bëgg a yor laaj sénégalais yi jox ko 65% fal ko
mais buñ ko falee tamit gëm naa ne moomu liñ ko jox da koo bokk nit ñi waaye nag nañ xam ne mooy kilifa gi te Serigne Abdou Lahad Mbacké mu baax ma dafa waxoon ne paaka buñ la ko joxee rendee tax nit waruñu ko jox paaka muy lox kuñ jox paaka ngay lox rek amoo xamoo la ban responsabilité lañ la jox président lañ fal kilifa la kilifa dañ koy aar ci làmmiñ aar ko ci ngànnaay aar ko ci lépp ñun président Macky Sall ci ñi ko war a aar ci làmmiñ ñun sénégalais yi ñoo ci war a jiitu suñu làmmiñ dañ ko cee war a aar waruñu yëkkati benn baat bu ñaaw di ko ci teg parce que mënuñu ñu wax ne kii ñun ñëpp ñuy ay naw la ñun sénégalais yi su ma ko sañoon a waxee noonu waxee ko noonu sa carte d'identité nationale ak suma carte d'identité nationale ak suñu caméraman bi carte d'identité nationale bi même carte d'identité ñu ne nañ tànn nit ñu tànn la ba noppi wëlbatiku di la saaga ak di la xas dañ la war a aar ci làmmiñ aar la ci suñu ngàndaay yi ñu yor li aar la parce que ñun ñoo la tànn xanaa xamu ne wax président Macky Sall lu ñaaw wax sa bopp lu ñaaw la doyadil sa bopp la mooy tànn wuy ma déglu ma rek loolu dafa njëkk si yéen dafa njëkk si yéen dafa nekk rek mooy tànn sa kilifa ba noppi di ko toroxal te loolu ñi ko mën a def ñoom am na ñoo xam ne ñoo ma yem ci réew mi te d'accorduñ ci loolu man d'accorduma ci Guy Marius Sagna d'accorduma aussi ci Adama Gaye il faut ñu waxante dëgg parce que suñu kilifa ñun duñu nangu ku koy même président Macky Sall su ko nangu woon sax ñun ñoo ko dul nangu. door doom làq doom c'est-à-dire am na fi benn moment am na ku jógee woon loolu benn député bu nekk Agnam jëloon saaga maanaam ethnie lëmb xeet ñu jël ko tëj ko xëy suba jox ko passeport mu génn réew mi ñii tamit loolu lañ def rek loolu wala boog loolu la leen tuumaal tey ñu jël leen làq leen si biir kaso bi loolu muy nuru. waaw da ngay def nanka ma expliquer la gis nga da nga boole ñaari débat yu bokkul man si sama njàngat kooku noonu saaga woon jàppoon nañ ko yoon tegoon na ko loxo loolu doo ko weddi keneen ku fi saaga woon tamit yoon tegoon na la loxo. sanction ba nag dafa yomb non dafa nànk xam nga yow man du ma justice doo yoon du ma yoon ndax man fi mu toll nii mënuma laa wax benn article lu mu wax ci droit ndax jànguma ko du ma ci spécialiste ki ko jàpp nag ki nga xam ne ñu magistrat bi nga xam ne dafa jàng ba ñu ne ko yow war ngaa mën a àtte jàpp nit ki bu ko jàppoon benn seconde bàyyi ko sax man mënuma ci discuter ndax bu ma ciy discuter sama xalaat laa ciy wax mais du ma ci waxee xam-xam la tax ñu bàyyi ko loolu mënuma ci dugg mais en tout cas yoon tegoon na ko loxo benn fan la war a tëdd ñaari fan la war a tëdd ñooñu loolu yoon moo koy xam man nag wóolu naa yoonu réew mi. voilà waaw bu ñu ñëwaat si beneen fànn général Diène Gaye mooy réew mi dafa toll si jamono ju metti parce que ñu ngi naan xaalis amatu fii ba moo waral ñu yokk gasoil yokk ceeb suukar tey jii may waxal yow muy le 20 août nee noon kilo 700 lay jar yokk courant parce que ñu jot seen facture weer wi si weeru août gis nañu ni tar na loolu est-ce que mooy li président Macky Sall waxante woon ak Sénégal. man de sentiruma ko. te xam naa ne Sénégal yu bari sentiruñu ko. mais loolu mooy égoïsme non dafa nànk rek. yow kon sa bopp moo lay teel non dafa nànk da ngay déglu li ma wax. dama ne man sentiruma ko te xam naa ne Sénégal yu bari sentiruñu ko président Macky Sall lu ne luñ ko mën a waxal ba mu des yokk. xam nga aussi tamit mais dafa am lii dafa leer dafa nànk rek. président Macky Sall bi mu ñëwee 7 ans nekk na ko fi dara yokkuwul mais bul fàtte ne tamit réew yi gën a démocratie yi gën a mag réew yi gën a mag dañuy yokk di wàññi dañuy dem am na suñoo xam dañuy dem ba am seen biir dëkk dañuy dem ba am problème économie bu taxaw daloon na fi Grèce te Grèce xam nga ne ci pays Europe yi la bokk. mais ñun suñu nattukaay dafa nekk rek ma expliqué la président Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi courant fa mu ko fekkoon gis nga ko plan tàkkal bi musta tàkk jamonoy PDS président Macky Sall ba mu ñëwee ba nga ni kenn jooytootul courant. man mi ngi dee ak kuy kamañ moom. non dafa nànk rek non. général ñu ngi dans le Baol quand même. non dafa nànk rek man Baol laa dëkk. courant bi dina coupé 4 heures de temps coupé. non dafa nànk Baol courant bi dina coupé. mais melut ni mu meloon. te it xam nga ne melut ni mu meloon loolu mën nga ko seede ñun ñëpp ko mën a seede. non xam fu ñuy waxee mooy pénurie maanaam mooy ñàkk bi. parce que bu coupé amee pénurie am na ñàkk am na. loolu nag moo warul am parce que président dafay fast track baral dépassé na yoonu yokkute. dafa ndànk coupure boo xam ne day perturber sénégalais yi ba taxaw ba mel ni bu 2012 ba amatul kooku ñëpp a ko mën a nangu léegi nag li am solo mooy nga xool président Macky Sall taxawaayam ci réew mi ak li mu def président Macky Sall moomul sénégalais yi Babacar réew mi santul Sall histoire doo ci dégg réew mu am aw sant maa la ko wax man général da nga dégg dëkk bu amu sant bu la neexoon léegi nga dugg àll bi gar ob dëkk tuddee ko Daaru Samb ndax Samb nga sant bu la neexee nga am kër léegi ñu naan càmbeen ku fay ñëw naan càmbeen laa jëm waaye doo dégg mukk am réew mu amu sant loolu day wane ne am réew mi ñëpp a ko bokk président Macky Sall nag forcé wul Sénégalais yi pour ñu jox ko deuxième mandat bu légitime bu tegu si yoon bu transparent
xam nañ ne Sénégalais yi xam nañ ne président Macky Sall mii su leen joxuloon bilan bu baax tegul réew mi ci yoon dañ ko ko jox. mais après élection yokk am na wala amul laa bëgg xam. non dama lay parce que avant élection dara amul. mais après élection yokk am na. man defal naa ko yow man da ngay joxe dépense damay joxe dépense man ba léegi li may joxe dépense sama kër loolu laay joxe sama soxna ñëwagul ne ma yokkal ndax marché bi métti. bu la neexee parce que nag. waaw loolu moo am moom. kuy xalam di sa jaay te saa waay yéen a bokk parti mooy sa chef de parti. non defal ndànk rek Adama Gadiaga moo ma bàyyi ca kër ga ceeb bi ma taaj tey moom bi ma taajoon démb ñoo yem waxaguma yokkal. voilà général day wéyal ci waxtaan bi parce que am na sujet boo xamante ni jamono jee xupp nga toog wax dóor si taabal bi ni bëggatoo ku wax sax mbirum pétrole. médias sociaux yi gars yi def ay commentaires savonné na loolu nag bàcc ba mu saf sàpp ni ànduñoo ak yow si loolu nga wax parce que tegoo ko fenn mais pourquoi nga bañ gars yi wax pétrole. man damaa indi aaya alxuraan bi may wax dama ne leen yàlla dafa wax ci alxuraan yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasixoo bi nabain fatabayanu loolu laa la wax suñ borom def ne su ngeen déggee ab xibaar bala ngeen ciy jël benn responsabilité na ngeen ko leerlu te ñi ëpp ci ñiy laaj 400000 c'est Aliou Sall buñ ne la woon deegaa ngi nii ak nga waat ne Aliou Sall moo def lii ñi ci ëpp duñ ko waat Babacar nañ waxante dëgg rek da ngay déglu bu baax la ma suñ ne la woon tey jii deegaa ngi nii yow yaa ngi nii boo laajee boo waatee ne Aliou Sall yoreel na la 400000 deegaa ngi nii soo bu dee dëgg la doo dee bu dul dëgg nga dee doo ko waat. c'est-à-dire noonu dafa nànk rek. fa mu bàyyi ko la ñuy wax. maanaam mooy li ñu wax ni 6000 milliards yoo xamante ni. dafa waroon dugg si kees état bi. yow fi mu toll nii leeral nga li may wax. dañu wax ni amul lenn lu leeral loolu. réew mi nag am na justice ñu ngi koy topp bis bu ñu demee ba mu leer. man kenn xeebu leen man wuy ma def nag. ñi ko wax kenn xeebu organe de presse boobu ba léegi nii dañ ko yóbbu si yoon. ba léegi kenn yóbbu ko si yoon ñi ko wax kenn xeebu leen waaye ñëpp nawuñu leen parce que man bokkuma ci ñi leen naw man gonduwuñ ma te am na yeneen sénégalais yoo xam ne ñoo ngi mën a yem position dama bëgg nga déglu ma rek man Aliou Sall moomu ma musuma may ñaari dërëm yaa ngi dégg même li ma wér mooy sénégalais ma gënal Aliou Sall bis bu ma demee man ba mu leer na ma ne ma Aliou Sall li ñu koy jiñ moo ko def man ci sénégalais yi ñaxtu laay bokk pour mu delloo alalu réew mi mais nag sénégalais yi nañu bàyyi di lu nekk ñu ciy dugal politique ak parparloo nañ ko bàyyi amul njariñ parce que Aliou Sall li ñu bokk gëm ci la waat muy alxuraan damaa wax ne alxuraan boo ci waatee jullit yëpp dañ laa war a rangé wu xam nga lu tax day dimbali alxuraan ndax dañ naan dañoo war a ne waat na ci alxuraan kon wax na dëgg ndax dañoo war a gëm ne ku waat ci alxuraan te waxoo dëgg alxuraan am na effet boo xam ne war na laa mën a gaañ mais buñ gëmee ne nit ki mën naa waat ci alxuraan ba noppi di dox nee bu boobaa dimbali woo alxuraan moo tax ma ne man ba mu waatee ci alxuraan laa ci pare ndax man dama bëgg dimbali alxuraan ndax man jullit laa ndax dama gëm ne Aliou Sall war mën a waat ci alxuraan ba noppi te waxul dëgg ba noppi di dundaat. am nga yaqin ni sunu ay ressources naturelles lu su mel ni pétrole bi gaz bi or bi fer bi cobalt bi zinc bi extra yëpp ñu ngi koy jaarale si yoon parce que yooyu bu ñu ko tegoon si yoon jàpp naa ni Sénégal su ma sukkandikoo si Ousmane Sonko dina doon réew moo xamante ni ku bëgg dara fii ngay ñëw dund ko neex doo sax fay courant bay fay ndox comme dëkk bay di Libye waaye tey jii nga am loolu si ay ressources gën a sonn général loolu jar naa xool est-ce que mbir mi maanaam. est-ce que mbir mi daa tàmbaleegum. mais tàmbaleegul mais. gis nañu ni pexe yi commencé na. waa ji dama ne la. parce que ñu ngi tudd ay xaalis teen bu bënnagul wala fi dañuy wax ne jër tax xëccoo baag affaire bi tàmbaleegul. mais pétrole demeewul noonu wuy ma ci non dafa nang rek si ay procédure la ñu nekk yii ñuy wax ni yëpp kenn koo ci mën a wax lu leer ku la ci mën a man du ma spécialiste ci pétrole man daal li may ñaan yàlla mooy comme am na fi yàlla ñu yàlla may président Macky Sall mi ñu jiite xam ne moom mu tëdd xam ne lii du yëfam yëfu Sénégal yëpp la mu xam ne tamit ëllëg lu yàgg-yàgg da ko fi bàyyi dem mu doxalin ci doxalin bu rafet yàlla may ko xel moomu may ko njiit yi ñu jiite pour ñu mën koo jëriñoo waaye man yii Sénégalais yi di wax gaw ma ko man. dernier point bi suñu dernier point mooy que ni tabaski bi weesu sa leader si wàllu politique da doon coordonnateur au niveau de Touba départemental même Mbacké soxna moom Xarim Mbacké moom Serigne Mourtada ñu ni dafa jël lu toll ak 10 millions teg ko sur la table joxe ko au nom de Marème Faye Sall ou bien Marème Faye Sall jox ko ne ko joxeel ma ñun lépp dara leeruñu si en tout cas coow amoon na parce que jël ngeen seen liste jox ñu leen neex d'après ñenn ñi 10 millions yaa ngoog te ba léegi def leen bilan te xaalis dafa laaj bilan loolu tey loo si leeral enfin. Babacar maa ngi sant bu baax di remercier soxna maam Xarim Mbacké ci engagement am ndax fi mu fekk parti bi metti woon na trop mais bi mu ñëwee tamit vraiment taxawaayam ak engagement am
man damay faral di wax ne soxna maam Khary Mbacké naxul président Macky Sall bi mu ne ko danaa la jàppale vraiment jàppale na ko te ku dee yow ak sa bàmmeel ñaari malayka ñoo ma séq président Macky Sall maam Khary Mbacké jàppale na ko waru ko ndax maak moom 8h ba 4h du matin ci élection yi fu nekk dugg na fu lu nekk def na ko su fekkoon liggéey ak battre campagne mooy joxe ndam Macky Sall dina am ndam Touba bi mu ñëwee tamit teggiwul tànkam 10 millions yooyu moo ko indi jox ñu ko nañu Marème Faye Sall moo ko dimbalee parti bi séddale leen ko ñu séddale 10 millions yi 10 millions yi Babacar dama lay wax ñun amuñu ko ñuy rendre compte ku dul soxna maam Khary Mbacké mi ñu joxoon xaalis bi. non dama nank rek mais Marème Faye Sall ñun xam nga Marème joxuñu ko main en main ñun maam Khary moo indi 10 millions yi jox ñu ko nañu Marème nee na ngeen séddale ko ñu jàppale ko nit ñi militants yi ci tabaski bi kon ñun bu ñuy def bilan wala ñuy rendre compte du ñu rendre compte ay militants wala yooyu ndax joxuñu ko du xaalis boo xam ne ñoom dañoo toog délégué ñu ko pour ñu séddale ko soxna maam Khary mi ñu ko joxoon nag daan ko jox bilan Babacar li ma lay wan nii defal nànk rek li ma lay wan nii defal nànk li ma lay wan non defal nànk par soxna maam Khary Mbacké waaw defal nànk waaw moo ñu jox xaalis bi ñun ok nañu Marème nee na ngeen séddale ko ñun lii nii turam nit ku nekk tur téléphone xaalis signature tur téléphone xaalis signature lii 20 la mi ngi nii lii lii mooy 10 millions yi ah lii tur xaalis téléphone ñi ko doon séddale ay góor lañ te est-ce que somme yi ñoo bokk gënu leen d'abord non xam nga tamit nit ñi la ñuy waxal foog mu leer est-ce que somme yi sont les mêmes parce que gis naa fi ay 25000 waaw defal naa ko ma wax la loolu dinaa la si indil ay leeral ay 50000 également waaw defal naa ko dinaa la si indil ay leeral président Moustapha Cissé Lo mu koy nuyu de passage moom ma sa wax moo ma jàngal politique moo ne ma politique nit ñi tolloo wuñ kon mënuñoo tolloo bu ñuy séddale dama koy assumer tolloo wuñu kon mënuñoo tolloo bu ñuy. dama ne est-ce que lii 10 millions la lii nii 10 millions la. Babacar c'est-à-dire da ngay waxal internaute yi mais Babacar dama lay yow dama la doon wan. mais forcé wu ma la pour nga gëm li may wax. mais nag comme dañuy waxtaan non dafa nang rek comme dañuy waxtaan man mën naa la wan. effectivement lii 10 millions la 10 millions moom la. rond mais dama lay wax benn affaire. yow par exemple yaa ngi ñoom yéen tolloo si kii. may ma xam nga président Moustapha Cissé Lo dafa bokk si parti bi ma bokk si parti bi. Sadaga dafa bokk si parti ma bokk si parti bi. Cheikh Abdou Bal dafa bokk si parti ma bokk si parti bi ndax président Macky Sall bu ñu doon gérer ci dara daf ñuy tolloo ne yéen ak général yéen a yem. en principe moo da ngeen war a tolloo. non defal politique du doxee noonu. yow nag xam naa journaliste kon journaliste bi yow noonu lay doxee mais politique du doxee noonu defal nànk rek politique du doxee noonu parce que man tey man na maa am li topp ci suma ginnaaw toppul ci ginnaaw Babacar Samb mën naa am mën na maa gagné 20 bureaux de vote Babacar mënut a gagné ñaari bureau de vote. mais kenn gañoo si mais may ma rek waaw defal nànk rek loolu mën na nekk mais ci biir base politique yi tamit ñun xamante nañ on se connaît. est-ce que du yaa ma neex. non defal nànk yaa ma neex amu ci parce que koo xam ne da nga toog rek ñu jékki-jékki wala na la kaay jël nga ñëw jël 25000 kooku da ngaa war a sant koo xam ne yow programme woon xamu woon ne sax xaalis am na kii ko lijjanti xamoo fu mu ko lijjantoo xam nga man dama wax sama benn xarit. effectivement léegi dama bëgg nga leeral ma maanaam nu ngeen procédé par zone wala par ciblage da ngeen ciblé. ñun lii ni ma tiim nii. waaw 368 personnes la 368 personnes yoo xam ne si ne kenn ku si nekk am nga dara si 10 millions. moyen naa ku si nekk 20000 25000 50000. loolu matul 10 millions général. wala loolu su la neexee nga wax ko. non ñu ñuy calculer mathématiquement. non bu la neexee nga wax ko. non je te le jure. non bu la neexee nga wax ko mais dama ne la. waaye dafa naa accusé wu ma la de mais xam nga dañuy waxtaan même boo ma accusé man aw ma ci problème parce que même boo ma accusé aw ma ci problème parce que man xaar naa ay saaga xaar naa ay critique mais naa def loo xam ne su ma ko defee ba noppi dinaa quitter ak sama conscience parce que doyen Morlo Bassirou Diagne mon frère Abdou Niane Khadim Silla Serigne Dia Bàcci Soog ak man ñoo doon séddale xaalis. pourquoi ngeen ciblé ñooñu. assumé nañ ko ñooñu mbooloo mënul séddale. aucune parité aussi amul benn jigéen. may ma mbooloo mënul séddale. mbooloo mënul xalaat tey jii boo indi woon mbooloo nañ xalaat gis nga loo gis ci xalaatu benn nit ñaari nit ñetti nit ci lay évoluer dama lay bëgg a expliquer ñun politique dañ ko xam jàng ko xam niñ koy defee. dañuy def loo xam ne nag suñu ci paree dañuy quitter suñu conscience xam ne def nañ ñu war a def mais nag jël suñuy responsabilité assumée parce que ñun leer na ma ne man nit ñi bëggoon ñu def ko suñ ko defoon du ñu séddale xaalis bi te xeex xuloo rek mooy am
mais def nañ ko façon boo xam ne si ne ñun ni ñu ko bëggoon defee ak ni mu jaadoo def nañ ko te xeex amul xuloo amul léegi nag keneen koo xam ne si ne yow. si am na ay remous Mamadou Diène Gaye parce que am na ñu ma contacter juste pour wax ni ñoom ànduñu si. ñooñu tamit vraiment dañu gis seen bopp si mbir yi à mon avis. xam nga Babacar. dama lay wax benn affaire. comme da nga ma waxaloo ba ma sonn. waaw mais comme da nga ma waxaloo ba ma sonn yaa ngi dégg dama lay wax 10 millions yi. leer na ma ne man su ma tëddee dinaa nelaw. te ki ñu ko joxoon suñ ko delloo résultat yi ñu ko jox bu ëllëgee suy joxee xelam dina nekk ci ñun loolu mooy l'essentiel bi te dinaa la wax benn affaire politique mooy li gën a jafee gérer ci àdduna bi. non si kaw boo ko tegee si base ay yoon si discipline doo sonn Mamadou Diène Gaye école du parti la ñu wax foofu dafa am ay règles politiques li ngeen def nii dama jàpp ni ay quelques groupes de personnes ñoo toog xalaat jàppee ko noonu rek noonu lay demee résultat yi tamit day doon naka noonu rek. xam nga ñooñu doon séddale kenn gënu leen légitime ci parti bi bu ñëpp légitime tamit faaw am ñu jiitu. mais lu tax dawal leen parité parti góor ak jigéen la. mais li nga ma seen y a aucune femme xam nga loolu mooy bëgg li wolof di wax guddal mbayam noor ab séddale lan moo ci parité rek lan moo ci indi parité séddale bu fekkee daanaka. ñi ngeen ciblé ñoo war séddale ban critère ngeen leen jëlee def leen tête de pôle yi ci kaw ñoom ñu toog. ñooñu kenn gënul leen. ñoo gën a rëy la mine parce que. non attends bu loolu gis nga non attends suñ tuddee Bassirou Diagne. waaw Bassirou Diagne mook parti bi ñoo dépendroo suñ tuddee Khadim Sylla mook parti bi ñoo dépendroo. Mame Gor Aaj. dafa Mame Gor Aaj tamit jàmbaar la kooku njàmbaaram. Bintu Diop par exemple ñooñu ñëpp jàmbaar lañ mais dama ne la. exemple la mais dama ne la jàkka ji bu ñëpp mokkalee alxuraan faaw kenn jiitu. mënuñu ñàkk bëgg xam parce que nit ñi ñu ngi romanaat nii dafa am détournement ci biir tey jii Mamadou Diène Gaye mooy responsable bi nga xamante ni moom lañ joxoon les 10 millions si tabaski bi mu téye ko tey jii bu plainte amoon est-ce que pare nga pour seetal sa bopp parce que est-ce que li doy na pour seetal sa bopp. lii nii dama lay wax benn affaire. sans carte d'identité sans numéro carte d'identité des signatures comme ça. dama lay wax benn affaire ci benn gendarme bu ma doon weranteel loolu laa lay tontoo brigade bii si Daaru Marnaan bi ñu ko fi def xale bu daw laa terrain bi fàttali naa ko mu vide fàttaliku naa ko mu vide xam nga lan laa ko wax dama ne ko boo xooloon tey li may sant yàlla man si Sénégal yëpp ak bitim réew fi ma dem ndax man nekkuma woon Sénégal kese bi dem naa bitim réew liggéey naa foo dem doo fekk kayitu police buñ bindu sama tur te bi ma juddoo ba léegi kon maa ngi sàmmoonteeg jub musuma yóbbu nit tamit police kon maa ngi sàmmoonteeg muñ police kat du ko jubul doo nga fay dem. waaw dama ne maa ngi sàmmoonte da ngaa déggul sa ngay déglu li ma wax. dama ne maa ngi sàmmoonteeg jub ñi ëpp ña fay dem nag seen jubóodi moo leen fay yóbbu ñi ëpp am na nag ñoo xam ne dañ fay dem parce que yàlla moo ko dogal ci ay erreur rek leneen waaye maa ngi sàmmoonteeg jub ba musuma police musu jël big bind sama tur ci loo xam ne si ne dañ naan général toogal fee musuma faa yóbbu nit tamit kon maa ngi sàmmoonteeg muñ du 10 millions yii man moo may tax rek du 10 millions yi moo may tax. am na ñu ngeen jox aussi ay 10 000 dégg naa. xoolal yooyu yëpp dégg naa du xam-xam. dégg naa du dégg naa ñu ngi lay rapporté waat dégg naa pour nga leeral ñu. dama lay jox xam-xam man. dégg naa bu doon nit a mën na la du góor du jullit dégg naa bu nekkoon nit mën na la du góor du jullit xam naa nag foo ko fekk góor la jullit la. c'est vrai ou faux 10 000 francs. gisuma ko man très sérieusement gisuma ko ñu jox 10 000 francs. voilà yii fi nekk yëpp ay 25000 la caméraman bi mën na ko jël bu la neexee yii yëpp ay 25000 la na ko caméraman bi jël nga xool ko mi ngi nii ay 25000 yii yëpp loo xool. 25000 ngay gis mais yéen si seen ay enquête d'accord seen enquête nu ngeen di fexe ba xam ni kii parti bi la bokk parce que am ñoo xam bu ñu ñëwee da ngeen naan visage bi xamewuñu ko si parti bi. alors que ñooñu dañoo battre campagne comme yéen. ñun ñu moom parti bi nit looy moom noo koy jaawale ñun ñu ngénte parti bi judd ci suñuy loxo ñu taw ko ñun ñu moom parti bi. voilà dañuy avancer si wàllu woowu ñi ngi am ay écho également ni sa leader daf si bëggoon tamit récupération politique la mu si bëggoon mooy nanu wax ni rek soxna si joxe na turam nekk ci biir est-ce que nekkul aussi récupération parce que lii bu fekkente ne ni Marème Faye Sall moo ko joxe soit da koy joxe au nom de l'APR au nom de la fondation. xam nga maam Khady Mbacké nit ñi ñooy wax rek xam nga kuy jëf mënul tonton teg kuy wax 10 millions yi xaw ma fan la ko jëlee ñëw na ne Marème Faye Sall moo ko joxe ko maam Khady bu ci bëggoon récupération politique day toog woo caméraman yëpp ñu ñëw. bii moo gën a gaaw waaw daaw naa rek day may ma day toog su ci bëggoon récupération politique day toog woo caméraman yëpp ñu ñëw
mu taxaw génn 10 millions wane ne moo ko joxe wala Marième Faye Sall moo ko teg ci loxoom mu joxe. mais deful loolu xam ngeen xaalis fu nga ko joxe coow am fa coow li nag moo yóbbu xaalis bi bitim réew yóbbu ko fépp. waaw mais kon nag li ngeen bëggoon am ngeen ko am ngeen ko. non defal naa ko yow da ngay wax li tontu sa bopp comme ci xaalis fu ñu ko joxee coow am ci comme moom amu ci responsabilité amu ci benn responsabilité comme xaalis a mel noonu lu bindoo noonu kay ku ko génne coow am ci moom amu ci benn responsabilité toi aussi. voilà dafa mel na ni ngay waxee nii yow koor nga maanaam kaaw 10 millions yi pare nga ci instant yii yaa ngi si beneen mbir. non te li jeexagul amoon na fi. non may ma wax la yow tamit tourné naa boobu paas man ñi ma nekkal ci dëkk bi di politique ñoo ma gën a xam nañ ne man nekkuma di xuloo man jot sama vocal ci ab WhatsApp sax dafa jafe man du ma WhatsApp sax du ma ci wax boo ma saagaa du ma la tontu soo mais nag la sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waxoon ci laa nekk da ngay bàyyi gars yi ñuy wax lu ñu xamut ngay def lu ñu mënut. man foofu laa ne. mais ban enseignement ngeen jëlee si lii am parce que bare woon na ñaxtu am na ay jafe-jafe quand même quelque part. am na lu ngeen si jàngat. lu ngeen jàngat si lii enseignement bi mooy li politique doon rek mooy coow. dara musul am ci politique te indiwul coow amul politique yu njëkk yaa ngi ci mujjee ci yam coow la ndax ay nit yoo xam ne si ne dañuy kenn ku nekk bokkut fu ñu la yare bokkuñu fu ñu leen juree ñu daje ci menn mbir te bokk ko yem ci àq wax dëgg yàlla am nag bu boobaa du mën a nekk nag loo xam ne ñun ñëpp ci bokk benn gis-gis waaye nag kenn ku si nekk lay sa responsabilité jël ko rek man buñ ma joxee 10 millions te ma bokk si parti bi nekk ab leader politique du ma loxal naan du ma ko séddalee ñu saaga ma naan su ma ko séddalee ñu saaga ma wala su ma ko séddalee ñu mere ma dama koy séddalee selon ni ma sama xam-xam toll ak ni ma ko gisee ba noppi nag jël samay responsabilité d'accord waaw parti politique dépassé na 350 personnes ou 400 ba 500 parce que yéen li ngeen am ci voix rek yéen a koy faral di 65 000 yooyu ay soppe la des militants te dans un parti benn nit ki nga xamante ni militant simple la moom ak président ba ñoo bokk dayoowaay si parti bi APR ay camarades lañ jàppante seen biir PDS ay frères donc lii ngeen def nii vraiment am na ba di compter lii nii du naw la wonte Mamadou Diène Gaye xam nga Babacar dama laa may occasion nga wax lii mais man xam nga nekkuma ci yi ngay wax nii damay sonal man nee naa la lii romb naa ko ci sama ginnaaw parce que séddale suñ borom mi ko dàq def sax séddul ñëpp te sëñ Saliou Mbacke dafa waxoon wax ju am solo daf ne séddale boo koy def foo yem rek fa la say noonu tàmbalee te mënoo daj ñëpp kon kay yow mi koy def xam nga ne yow après da nga am coow mais da ngay jël sa responsabilité. te day gën a métti ñu ngi jëm si màggal su boobaa nu ngeen di doxalee waat màggal man ndax am nga lu ngeen jàngat fii man lu ñëwagul mënu ma koo téye man xaw ma màggal dañ may jox ne ma séddale wala duñ ma jox waaye en tout cas lépp lu ñëw man jaar ci suma loxo maag ñi ma koy àndal danañ ko def noo xam ne si ne ñun après dinañ ki teg suñu conscience xam ne ni ñu ko defee président Macky Sall man bu ma recevoir woon tey rusuma ko woon lii. voilà lu tax seen groupe boobu ngeen formé mu doon vraiment des gens yu nu naw si département bi au niveau du parti na seen fit seen expérience mun leen ànd si wàllu politique mais ngeen ànd si wàllu séddoo. ñun lan moo ñu xajale si wàllu politique. ah non dans le cadre de la massification kenn gisu leen. ngeen booloo da ngeen xajaloo. waa kër Cissé Lo waa kër Mame Khary defuñu nii non cause la vérité. non Babacar arrêté la d'accord ma ak yow fii moom ay kuréel amatu fi ñun ñëpp benn lañ ñooy reerandoo fii la ñuy toog di reerandoo di waxtaan di def lépp fii ñun ñëpp ay frère lañ politique nag ay positionnement la ak ay intérêt des fois ñu yu wute ay gis-gis mais ay kuréel nii ay kii non ñu nekk ñu ci yooyu ñun dépassé nañ yooyu ñun fi mu toll nii xam nga lan lañ gis mooy gunge Macky Sall si deuxième mandat bi amaat beneen candidat suñu biir parti ñëw gañawaat réew mi mu continuer Sénégal émergent ñun su loolu la ñu nekk ñu si ay kuréel yi ak di coow ni boo amul looy dolli émission bi mi ngi à sa fin di xibaar entretien ak Mamadou Diène Gaye général le grand général comme on dit ñëpp xam ko vraiment mu doon ku ñeme ay position di wax ba wër lay def kon Mamadou Diène Gaye général ñu ngi lay bàyyi nga tàggoog mbokk internautes yi. waaw maa ngi leen di sant bu baax di la remercier waxoon naa ko si tabaski bi mu indi ay polémique ma ne leen xibaar 24 mooy site bi jiitu ci diwaanu Bawol mu indi ay polémique yu bëri xam nañ da ngay tooñ aussi waaye loolu moo am parce que vraiment sa liggéey la. non man xam nga nekkuma fi di la seete ay fleur mais sa liggéey la da nga yàgg a xeex di la remercier ku nekk bëgg a waxee ci sa micro parce que aussi tamit ñëpp nga amal jàmm kaf ree bëggoo kenn mer léeg-léeg sax policiers yi bëgg a taal ak daay nga jaar ci suuf fay ko te yooyu yëpp si liggéey bi la bokk yooyu yëpp gars yi ñu ngi koy seetlu di la remercier di la ñaanal. vraiment say gars yi également occasion la nga mën a tamit say gars yi ñoom ñëpp samay xarit lañ. xam nga ñoom ñëpp samay xarit lañ. ñoom ñëpp samay xarit lañ. journalistes yi ñëpp samay xarit lañ. di remercier sa caméraman bi Khadim ak. maquilleuse bi moom. xam naa day bëgg nga gën a rafet.
mais daal maa ngi lay sant di la gërëm di sant tamit aussi ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla ñu yàlla may ndam may président Macky Sall. Merci. Voilà mbokk internautes yi ci xibaar entretien dans nos différents médiums xibaar 24 TV chaîne YouTube bi wala sunu page Facebook xibaar 24 ba ci site bi sax www.xibaar24.com ba ci WhatsApp bi ñiy partager partout dans les médias sociaux en entier. ñoo àndoon ak yéen ci émission bi ak général Diène Gueye responsable politique ci Touba conseil municipal voilà jox leen daje ba beneen yoon incha allah ak beneen émission.